Faye, président du mouvement Pour Liggéey de la commune de Diass. Donc tey dañoo bëggoon rencontrer presse locale bi ñu waxtaan ci mbirum commune bi ak développement yi ci am ak ni ñu ko gisee ak ni ñu ko xalaatee moo tax tey ñu bëgg waxtaan tuuti ak askan wi ci lépp loo xam ne soxal na commune Diass. Maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu teewaayu ñëpp tey comme ni ma ko waxee rek dañoo bëgg a def situation bi point situation ndax gëj nañu génn ci organe de presse yi gëj nañu génn ci presse locale bi tey occasion la moo tax ñu bëgg waxtaan tuuti ak à travers la presse askanu commune Diass. Xam ngeen ne temps yi passé on a perdu notre maire yàlla na ko yàlla xaral àjjana yàlla jëlee nu ko fi bi ñu ko fi jëlee ñu fal beneen maire mu nekk Cheikh Tidiane Diouf au passage maa ngi koy félicité ci élection bi après plusieurs débats ak plusieurs transactions yoo xam ne defoon nañ ko mais yàlla def na moom moo jël nekk maire commune Diass bi war a terminer mandat boo xam ne moom la ñu war a moom lañ ko fale woon en 2014 conseil municipal 2014. donc ci diggante boobu tamit remarqué nañu ne am na ay activité politique bi ci dëkk bi xaw na tar les gens là fu nekk ñu ngi dugg di génn ñu ngi wax mais comme suñu méthode bi rek ñun am na dynamique boo xam ne nekkuñu ci te par rapport également ak maladie bi xam ne am na fi Covid di tere ay rassemblement surtout fan yi xam ne remarqué nañ ne kii bi bare na cas yi gën na bare donc pour ñu ngi craindre sa deuxième vague donc manifestation yu bare dañ ko waroon a wàññi mais on a remarqué que terewul nit ñaa ngi def ay manifestation beneen bi mooy dafa am loo xam ne ñu commencé woon nañ ko ci ay at di ci dox pendant des années et des années ba yàlla sottil ko mooy affaire Dalo Diass bi c'est-à-dire mooy le canal prolongement canal sacral bi ñu tuddee ko Dalo. Am na ay jéego yoo xam ne ñun ñoo ko doon dox ci mais beneen cadre la loolu bu jotee tamit ñëpp bu ñu taxawee ak ñi ma dénkoon seen kàddu dinaa ko si naa ci gën a leeral dem ci lu bari mais pour xamal leen ne Dalo boobu AIBD dafa def appel d'offre international def ko ci le 2 mars 2020 ko lancé appel d'offre bi ay appel d'offre ouvert c'est-à-dire que dañ ko ubbil ñëpp bu ñu ko ubbilee ñëpp tamit ñu am ay entreprises yi soumissionné date butoir bi moom c'était le 12 août 2020 ñu 12 août 2020 également ci la ñu def dépouillement bi jox benn entreprise le moins 10 ans mu war a defar canal bi donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax dafa nekkoon loo xam ne suñu combat la woon bu yàgg depuis 2008 ñoo ngi si doon dox bu ñu def terrassement aéroport bi la ñu xam ne bu ñu defee terrassement aéroport bi rek dina am ay conséquences ci côté l'aval de côté Diass bi donc ñu ngi peut-être que yéex na mais comme que soumissionné nañu def nañu appel d'offre soumissionné nañu ba am na benn entreprise bi ko gagné donc li ñuy xaar rek mooy ñu commencer travaux le plus rapidement possible loolu lu am solo la ndax am na loo xam ne defoon nañ ko tamit avec l'AIBD mais yàlla def bon ñi fi nekkoon comme autorité ñu arrêté woon ñu ndax ñoom ñëwoon nañu en 2017 bëggoon defaat yeneen ak ouvrage en attendant que ñu defar ouvrage bu mag bi mais bi ñu ñëwee autorités yi yombal leen loolu mais bon li yàlla def rek alhamdulilah rabbil alamin loolu ñoo ngi koy rafetlu ñu ngi ñaax rek ñu def ko le plus rapidement possible avec les normes techniques te dañoo bëgg tamit population bi accompagner wala am créer au niveau de la mairie sax ñu créer benn comité de suivi boo xam ne dinañu mën a
wax ay jafe-jafe yi wala accompagner leen ba canal bi bu ñu ko defee dina am du am benn problème mu nekk loo xam ne moom la population yi bëgg. beneen bi mooy temps yi comme ngeen ni nga ko waxee sax sànq rek ku nekk ngi jóg man la te yàlla def na mën a boobu du luy defar dëkk li war a defar dëkk ñun la ñëpp a war a jàpp. jas toll na foo xam ne ñëpp waroon joxe seen loxo ànd fexe ba lépp loo xam ne mu ngi koy sumba rek ñu ànd si sumba ko defaree ko ndax jas réyul jas jafewul mais ñëpp bu ñu déggoo rek bu ñu waxtaanee rek nekk benn rek mën nañu def lu bëree bëri. Je crois que loolu tamit mais li ñu remarqué sur le terrain mooy ku ci nekk li bëgg a xëcc sa boor ñii jaar fii ñii jaar fii évidemment politique la concurrence la mais foofu man bu ma sañoon daal ñu def benn pause bu ndaw regrouper force yëpp toog waxtaan ñu seet benn solution boo xam ne dina nekk pour solution pour askan bi yëpp. appel boobu laay lancé leader politique yi ne man ak man boobu wala kii dem ay singleton ñi jaar fi wala surenchère di ko jarul te ñun ñëpp mbokk lañu te yaakaar naa ñëpp bu ñu joxee suñu loxo kii jàpp fii ñu bokk ko rek dinañ mën defar suñu dëkk bi. loolu maa ngi koy lancé appel képp koo xam ne jóg na rek pour bëgg na defar dëkk bi. aussi dañoo war a également seet loo xam ne moom moo essentiel bi moom la askan bi bëgg soxla yi bare na mais soxla yi tamit moom maire bi fi nekk ak bu bees bi fi nekk ak yeneen autorités yi war nañ toog xool également soxla yi nan lañ ko mën a saafara. keroog def nañu réunion conseil municipal di adopté compte administratif bi mais am na ay xalaat yoo xam ne génnee naa ko foofu ak loo xam ne remarqué naa ko fa ci budget commune Diass. mënoon naa sax tey ma def bilan bi yëpp seet de 2014 jusqu'à maintenant li ñu prévoiroon lan la ñu réalisé et cetera mais day gudd ndax mais loolu yëpp tableau boobu defar naa ko ba xam exactement fan la am faille fan la am ay loo xam ne foofu la ñu war a sukkandiku. mooy budget bi bu ñu ko defee def ci ay recettes wut ay recettes dañuy war a def dépenser ko te dépense yi nag moom boo lay nekkee ne benn exemple ñu wax ay extension d'eau extension électricité at bi yëpp defuñu si dugaluñu si benn ñaari dërëm defuñu si dara loolu sàggante la te loolu moom je crois que loolu warta nekk te ndax nit ñi fii problème éclairage public am na fi extension réseau électrique yi am na fi problème ndox yi am na fu nekk donc mairie war na ci dugal loxoom ci loolu moo gën ngay économiser di denc mel ne yow da ngay seet da ngay def ay activité commerciale wala da ngay wut bénéfice l'essentiel daal mooy budget bi mu bañ a am déséquilibre lépp loo xam ne recevoir nga comme recette rek da nga ko war a dugal ci askan bi mu faj soxla nit ñi. je crois que loolu tamit moom wax nañ ko keroog yaakaar naa peut-être monsieur le maire ak ñi fa nekkoon nañ si bàyyi xel te également am na priorité yi fi nekk li ñu ni ma xoolee tamit compte administratif ñu ne bon dinañ accompagner maison des jeunes 0 lieu de culte 0 loolu yëpp tamit alors que ñun dañoo soxla loolu donc priorité bi fi nekk mooy maison des jeunes Diass bi war nañ ko defaraat ndax dafa am bu fi dugg sax da ngay am kers naam ñu ngi defar ñu ngi rénover hôtel de ville mais bu ñu paree ci loolu dañu war a ñëw defar réhabiliter maison des jeunes ak maison des femmes maison de la femme. amoon nañu projet financement bu taxaw pour case des tout-petits depuis 2005 lépp pare il suffisait simplement ñu am benn délibération rek ñu defar case des tout-petits mais malheureusement par rapport ak ay jafe-jafe ba case des tout-petits boobu dem na donc loolu tamit waa Diass soxla nañ ko case des tout-petits comme di am keneen et cetera. entreprise yi tamit ñu ngi wax responsabilité sociétale et cetera loolu tamit moom dañu ko war a xoolaat dégg naa maire Kéré ne moom mu ngi koy relancer waat là c'est une bonne chose ndax potentiel yi am si Diass rek mën nañu fexe ba suñu dëkk bi ñu defar ko te du am benn jafe-jafe mais non seulement mais problème bi mooy nit ñi dañu war a toog dal ànd waxtaan kenn bañ a gis boppam ñu toog waxtaan ne bon lii moom la ñu war a def ndax compétence yaa ngi fi problème yu bari ñu ngi fi booy waxee ñu ne bon problème da nga xool pa ay mouvement taxaw ñii di def di collectif et cetera ñii di wax affaire vanus ñii di wax leneen et cetera donc loolu il est temps que li may lancer daal tey daal c'était pour ma lancer appel à toute la classe politique ak mouvement yi fi nekk yépp ñu dal toog waxtaan bokk ndey ak baay fexe ba sunu soxla askan bi ñu def ko mais kenn bañ see gis sa bopp ne bon tey man candidat la suba maa ngi def lii kii maa ngi def lii maa ngi def lii il faudrait que ñu
fexe sage yaa ngi fi borom xel yaa ngi fi mag yaa ngi fi kilifa yaa ngi fi mën nañu war nañu toog dal waxtaan ndax ñun ñëpp avant tout ay mbokk lañu ñun ñooy daje ci dëj yi ñooy daje ci ngént yi lépp ñoo koy bokk te loolu lépp loo xam ne dañ koy bokk tamit ci lu naqar ak lu baneex pour defar suñu dëkk nag loolu war nañ ko def war nañ si jàpp ba finalement lépp loo xam ne yaakaar nañ ne dinañu amal njëriñ ñu téye ko kii ko defar mais ku ci nekk kii jaar fii 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 du indil dara moo appel boobu daal laa bëggoon lancer tey ci ñu fexe force vive yi borom xam-xam yi borom xalaat yi politique yi ñi nga xam ne defuñu politique ñëpp toog benn bërëb def état lu ñuy wax état généraux de Diass élection yi xamuñu kañ lay ñëw daté guñ ko le 2021 mais plus que muy jegañ plus que rivalité bi di am wala plus que bëgg-bëgg bi am mais kenn mënul ñëpp mënuñu jiite kenn rek mooy jiite te loolu tamit bu ñu toogee te waxtaan rek xaaka dina yomb ndax suñu bëgg-bëgg yi yëpp ni ñu bàyyi suñu bopp teg ko fële côté xool askan bi lan mooy njëriñu askan bi mais di wax ne man maa def lii maa gën a lii maa gën a lële loolu du defar man nag en tant que peut-être que xaw naa yàgg ci terrain politique bi en tant que ci pas dans les partis politiques mais nekk ci di xool di dem si dëkk yi di xool di déglu nit ñi xam ne bon soxla yi nit ñi daal foo dem rek dañoo wax ne àndal leen nekk leen benn ngeen mën a defar suñu dëkk budget commune Diass bu am 1 milliard 33 millions loo xam ne moom la ñu encaissé ngay def ay dépenses ay 100 et quelques millions rek li si des ay investissement li si des kenn xamul lan la quoi que loolu il faudrait que mu war na dañ te xam naa ne tamit am na ñoo xam ne am nañu xam-xam ñu ngi fii si biir dëkk mën nañu jàppale nit ñi donc loolu daal la amoon ci introduction waxtaan ma wax ko ci par rapport ak point de presse bi ak léegi daal mais surenchère yi ñii defee lii ñii def fële réseaux sociaux yi ay saaganteeg wala yeneen yoo xam ne wax yu ñaaw kii bu waxee benn li kii tontu leneen loolu tamit dañ ko war a bàyyi dañ ko war a bannir surtout à la jeunesse bi seen rôle nekkul di nekk ci ay leader lépp lu mu wax rek nga ne lépp keneen wax rek ngeen saaga wala ngeen di wax leneen loolu dañ ko war a bàyyi jeunesse bi dafa war a nekk roy wala war a xool si dirigeant yi xool la loo xam ne lii mooy référence bi xam ne dëkk xale yoo koy defar mag di leen di encadrer rek peut-être que ñun ay mag lañu wala leneen